L'Iran menace d'une riposte ferme contre les États-Unis auditeurs yi Mouhalim info asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar tey la altine benn fan ci weeru kor yi fanweeri fan ak benn ci weeru mars. kilifa yi réewum Iran tontu nañu président Trump ginnaaw menace yu yees ya mu defati ñeel leen ci kanamu mbooloo mu baree bari. Ayatollah Khamenei guide suprême bu réewum Iran kilifa gën a màgg ca réewum Iran dañu na sax daje bii daje la lu ñu wàllum kore gi. ci benn vidéo kon vidéo bi ngeen di gis daal dinay def déclaration tontu président Trump du moom dong de ak keneen koo xam ne tam ci kilifa la ci armée bu réewum Iran. xam ngeen ne démb wala barki démb président Trump yaakaar naa dégg ngeen xabaar yi ñu jàlloon wax ne moom daf ni bu fekkee waa Iran nangu ñoo ñëw ñu waxtaan ngir amal accord ci nucléaire bi loola du ko mën a bàyyi noonu bu ñu ñëw daal waxtaan. Trump xam la ne kon dàqul attaqué leen militairement Iran nag ñoom ne kenn du leen forcer ci waxtaan. wax nañ tax ne dafa am benn proposition boo xam ne kon wala bokk benn délai boo xam ne jox na leen ko bu toll ci 2 mois yoo xam ne tàmbali na ci mois de mars bi ñu génn ci vidéo bi reporter mi ngi koy leeral. léegi nag yooyu muy wax yépp kon ci la ko waa Iran tontuwaat tey jii Ayatollah Khamenei nee na gis ngeen ni ci kanam mbooloo mi ne gis ngeen Israël ak Amérique ña ngay wéy di ñu tëkku naam tëkku yooyee moom nee na gëmu ko dafa jàpp ne seen làmmiñ dong la yam waaye lu mu ci mën di doon lu toll ne sarra bu ñu ko defee. ci lu ñeel xuri Iran wala lu mel noona nee na kon daañu leen tontu lu ko raw fuuf noppi nañu ci lépp loolu la xam ne maanaam daal Iran noppi na di leen diglu bépp réew boo xam ne lu mu ndaw xuri nga leen ko ñoom waa Iran daañu la tontu lu taratar loolu la kon xamle moom Ayatollah Khamenei ba mu noppee nag keneen ko xam ne kilifa la ci armée bi itam moo yëkkati kàddu yi. moom mooy commandant de la force air spatiale bu garde de la révolution bu réewum Iran. maanaam daal benn wànqaas la ci armée ba commandant de la force aérospatiale bu gardien de la révolution bu réewum Iran moo wax kàddu yi nee na Amérique ñoom pour tontu leen wala jàmmaarloog ñoom ci région boobu du lu jafe ki ñoom ndax gàtt Amérique lu ëpp 10 bases militaires am na ko ci région bi lu ëpp 50,000 soldats am na ko ci région bi kon nag ñoom àgg ci ñoom jëfewul te itam bu ñu pare woon ngir jàmmaarloog ñoom fa ñuy jaar xam nañ ko loolu la kaw daal di xamle daal jëfewul ngir ñu jàmmaarloog ñoom ndax soriwul ñu ne daal américains yi soriwul ñu ndax gàtt 10 bases militaires am nañ ko fii ci suñu wet te itam lu ëpp 50,000 soldats am nañ ko fii suñu wet te préparé nañ bu baax a baax ñeel leen. benn journal bu nekk fële ci Iran di Iranian Times wax ne kon souterrain yi nga xam ne moom la waa Iran am ci ay missiles gi ci aju jamono ji dañoo nekk en état d'alerte. maanaam daal ñoom souterrain yi nga xam ne am nañ ko ci wàllum ay arme gi ci aju xam ngeen ni gis naa wax na président dugg naa yoon ay vidéo yoo xam ne day wane préparation boo xam ne Iran ñu ngi koy def bu baax a baax ci lu ñeel wàllum armement mu wax ne kon daal ne souterrain yooyu yëpp kon jamono ji ñi ngi en état d'alerte ngir nag di diglu benn daal réaction bu ndaw rek ñoom daañu kon riposte bu tar boo xam ne dañu koy wegal seen diggante ak Amérique ki jamono jooju itam waa Amérique di wéy di yokk seen ay jumtuwaay de guerre ci wet googu yi xam ngeen ne benn porte d'avion moo fi nekkoon yokk nañ ko benn muy ñaar am na itam ay avion de guerre yoo xam ne yi ñuy wax bombardier B2 yooyu itam am na ci yu bari yoo xam ne actuellement ñu ngi ko yóbbu kon ci wet googu yi ñoom daal ñu ngi gën a kon positionné wu ci fi nga xam ne kon moo di ci région bu Moyen-Orient. ci jamono jooju président Trump ci benn déclaration bu def ci avion Air Force One kay wax ne Air Force One wax ni. dàqul sax jël yeneen sanction ci wàllum droit de douane tega ko ci kaw waa Iran ginnaaw bi nga xamee ne ñoom itam ñi ngi dund jafe-jafe yu bari ci wàllum économie ndax ay sanctions yi leen teg ne daal kon dafa nar a imposé waat droit de douane ñi nga xam ne kon ñoo di waa Iran te itam dàqul ba àgg ci xeex ak ñoom mu mel ne kon daal wàllum tëkkonte gi ba Trump faloo ba léegi digganteem ak Iran moom mi ngi fi bu fekkee bàyyi ngeen xel c'est pas la première fois xam ngeen ne fan yële ci ginnaaw itam bi nga xamee ne ñi nga xam ne ñoo di Houthi yoon ñi ngi def li ñuy def président Trump itam daf leen a dafa tëkku waa Iran loolu donte sax attaque yi muy def ñeel Houthi yoon yi moom bàyyi ko ba léegi ñoo ngi koy def ñoom waa Amérique waaye daal nee na lépp lu Houthi yoon yi man ñoom waa Iran ñoo nekk seen ginnaaw kon tax na lépp loo xam ne defati nañu ko ñoom waa Houthi yoon yi responsable bi conséquences yi waa Iran kon dañu ko si biir kon lii fa la ñu toll ki jamono joo xam ne itam am na benn drone bu am solo bu waa Amérique boo xam ne Houthi yoon yi ci boppam ñoo ko daaneel le 20 mars bi ñu génn benn drone boo xam ne la muy jar ci alal bari na lool drone bu mag a mag la Houthi yoon yi daaneel nañ ko mu ñëwaat nag bokkaat seen drone yu bari yoo xam ne boobaag léegi war naa mat 5 drone yoo xam ne Amérique ñoo ko moom Houthi yoon yi nekk fële ca Yemen daal di koy daaneel
kon ma ngoog auditeurs yi Mouhalim fa diggante Iran ak Amérique daal mat naa surveiller naam moom Ali Khamenei nee na gëmut ne ñoom la ñuy wax daañu ko def ndax xam nañu waaye daal luñ ci mën a def ñoom noppi nañu te ñu leen di déglu Mouhalim info. su bëggee am information yu wóor te gaaw ci anam bu mën a doon religion politique société développement bësal cloche bi abonné doon membre Mouhalim TV su ko defee da ngay am lépp en temps réel.